responsable jeune centre de vote Croix-Rouge tey ñun la jeunesse de la commune Thiès-Ouest les 12 responsables yi nga xam ni tey ñoom ñoo nekk fii ci commune Thiès-Ouest on est 18 mais aujourd'hui 12 yi ñoom ñoo teew ñëw tey pour jàppale sunu maman Binta Bass mi nga xam ni moom mooy responsable mooy coordinatrice fii centre de vote bu HLM route de Dakar doon responsable bu mag ci parti bi mu ñëpp ràññee yàgg ci parti bi am vécu ci parti bi mu doon nit koo xamante ni nit ku dal ku teey ku am xam-xam ku am yitte te ku nit ku mën a déglu nit parce que ñun ndaw yi tey li tax ñu teew fi dafa am ci lu ñu nekk mooy tey dañoo bëgg développement Thiès d'abord parce que ñun ñëpp Thiès-Ouest lañ dëkk bëgg Thiès-Ouest dem ci kanam ñu jëm ci ay échéances yoo xamante ni muy élection locale élection gox ñu war a tànn ki nga xam ni tey moom moo ñu war a jiite ëllëg ci commune bi moo war a nekk ci kanam doon suñu kilifa tey ñu am li nga xam ne jot nañ fa jaar tey quand on parle de bilan wala ñu wax ci li jotoon a xew mënuñu see génn parti réew mi mais nit nag dina am yaakaar si nit dénk ko jox ko kooku tas yaakaar ñun moo tax ñun ndaw yi ñu sol suñu tànk tey jàppale tey képp ki nga xam ne tey candidat nga si commune Thiès-Ouest pour jëlee fi ki nga xam ne mooy la Aliou Sow maire sortant ñun dool moo tax ñu ànd di xeex pour am changement tey sunu yaay ji tey dañoo ñëw di assister di ko accompagner parce que jàpp nañu tamit bokk na ci kàngam yi nga xam ni war nañoo mën a jiite commune bi moom ak ay moromam yu mu àndal ci commune bi ay responsable parce que ñun mën nañu étiqueter lu ne mais ñun dëgg rek la ñuy dox te sunu yoon duñ ci jóge te la ñuy wax démb bu ñu toogaatee moom la ñuy wax tey mooy ñun dañuy Aliou Sow moom doy na sëkk parti bi daal nañu xoolaat yeneen responsable yi fi ne comme sunu maman Binta Bass ak ñeneen ñu teg leen fii ñooy on fait un appel aux militants du parti et au président Idrissa Seck mu xam ni femmes yi ak ndaw yi nee nañ Aliou Sow doy na te bu ko fi tegee nag dina doy waar ndax population bi ci boppam ñoo doyal ci moom. man maa ngi tudd Iba Dieye nekk responsable jeune bu centre de vote Thierno Siré Elimane Sall nekk ci biir Grand Thiès waaw donc tey di wax dañuy rafetlu li ñuy njëkk mooy dañuy rafetlu li nga xamante ni mooy invitation bi suñu yaay jox ñu muy madame la maire Binta Bass bon di rafetlu aussi candidature am parce que tam quoi que l'on puisse dire je crois que ni lii rek day montrer que ni à l'ouest si parti bi am na ay kàngam yoo xamante ni mën nañu téye parti bi bon ñun nag nekkuñu ci lu dul luy jëmale parti bi kanam loo xamante ni aussi luy liggéeyal président Idrissa Seck ñun ci la ñuy dox injustice bëgguñu ko lépp loo xamante ni day yàqal président Idrissa Seck ñun duñ ci dox ñun li koy may ndam ak lu koy jëmale kanam la ñu gis bu ñu gisee candidature madame la maire nag dañ koy rafetlu parce que tamit elle a toutes les qualités requises pour diriger la commune comme ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo fi nekk bu dee ci njàng mi ngi fi bu dee ci esprit de social bi mi ngi ci bu dee esprit de partage bi mi ngi fi te aussi famille ànd nañ ak moom kon donc pour mu jiite commune bi je crois que ni nekkul loo xamante ni lu ñu mën a naatable la am na yeneen candidat nag yoo xamante ni tamit ñi ngi ci biir parti bi comme ñëpp mais lu ñu bëgg que ni mooy le président Idrissa Seck def ci boppam wala mu xam que ni à l'ouest bu bëggee am ndam moom bu bëggee am ndam il faut mu xoolaat ñi nga xamante ni moom lay dénk te ñi mu mën a dénk nag ci parti bi ñi ngi fi de maire bi tey nii di déclarer candidature am jàpp naa ni buñ ko dénkee ak ñeneen ñi nga xamante ni sax ñi ngi ci biir parti bi di laaj bu ñu leen dénkee tey mën nañu amaana na li nga xamante ni ñun moom la ñuy xalaat wala ëllëg du am parce que tam enjeu yi dafa toll foo xamante ni c'est très grave fi ñu toll nii parce que tamit élection yi daan am ak yi bokkul kon donc moo tax candidature am bu ñu ko gisee ci suñu commune dañ koy rafetlu ñun jeunesse bi gisuñu nag def nañ fi ay déclaration et tout ça mais candidature am ñun daal ñu ngi koy rafetlu di wax le président Idrissa Seck que ni candidature madame le maire bii nii muy déclaré tey ñun jeunesse bi ñu ngi koy rafetlu ak bépp candidat bi nekk ci biir commune bi di wax nag le maire sortant mu ngi fi ñun du ñu tudd tur du ñu def dara mais dañ ni quoi que l'on puisse dire rek nañu xam que ni ñi nga xamante ni ñi ngi fi di laaj war nañu mën a diriger suñu parti te xam nañ ni bu ñu ànd ak ñoom moom dina am ndam kon donc loolu laa ci bëggoon a dolli di ko remercier de passage di ko wax
affaire bi du yomb mais yoon baa ngi noonu na jàpp rek foncé parce que tam femmes yi am nañ ci wàll quoi que l'on puisse dire les femmes aussi am nañ ci wàll. de responsable des femmes HLM Route de Dakar maa ngi remercier bu baax waa HLM Route de Dakar ndax woote nga ñëw rek ndam la ndax fu mu nekk nii nit mën ngaa louer lépp ba mu des louer nit mën nga louer chaise waaye nit kenn mënu koo louer te yëf yi moom dafa jàmp te gis nga fu mu ne nii waa HLM ñëpp ñëw nañu may remercier tamit Binta Bass di ko remercier bu baax parce que si HLM la dëkk fi la juddoo fi la yaroo si doomu Thiès la tey jii su ne dafa bëgg mairie bi war na koo bëgg parce que fu mu ne sonn na si parti bi ñun dara ñoruñu lu du Idrissa Seck Idrissa rek moo ñu ñor sonn na lool si parti bi yàgg na si parti bi sonn tamit si parti bi ku nekk nag doomu Thiès tey jii su ne dafa bëgg maire bi war nañ koo cëral parce que ñun jigéen ñi dañ ne genre jigéen ñi am nañu wàll am nañ si wàll fu mu ne nii dañuy laaj Idrissa ñun jigéen ñi suñu wàll nag waaw fu mu nekk nii ñun jigéen ñi dañ ñoo war a cëral parce que ñun ñu suñu wàllu bopp ñun ñooy feesal lépp ñun ñooy feesal lépp su mobilisation dikkee ñoo koy feesal su kaar ñëwee ñoo koy feesal lépp ñoo koy feesal mais remercier waat waa HLM Route de Dakar parce que dama ubbi noonu rek doon leen remercier kontaan nañu lool seen teewaay waaw taxaw mbootaay bii nag lu ko waral nag mooy Binta Bass nag moo waral mbaboor bi nag parce que nag fu mu nekk nii nag mooy loolu war na jël nag. maa ngi tudd Ndeye Sall nekk deuxième adjointe au maire bu commune Thiès Ouest di nuyu aussi madame Wade moom aussi mu nekk ci parti bi nekk fi représentant ñi nga xamante ni mooy waa Route de Dakar 2 mais macha allah mu nekk sonn ci parti bi loolu muy madame Wade ma koy remercier bu baax te remercier ñëpp waa Grand Thiès aussi gis naa leen fi di remercier ñëpp di sant ñëpp di wax rek ne tey dafa jot ñu gën a appliquer li nga xam ne mooy parité parce que tout le temps dañuy ne parité mais sooy duggee ci place yi parité bi nekku fa dañuy wax rek mais appliqué wuñ ko tey boo ñëwee suñu mairie ñett ñëpp góor lañu man maa fa nekk jigéen ci adjointe au maire kon bu ñu doon def parité dañuy def le maire defaat adjointe def adjoint soo ko defaat adjointe kon parité bi des na ba tey te durant ay moment yu bari ñuy def élection heure bu ñu defee président Idrissa Tata Binta Bass moo ci topp tout le temps ci liste yi noonu la doon demee tey nag ñu dem ba dañuy wax rek ki nga xam ne mooy président Idrissa ndax tey lu ñu am rek moom la di ko sante bu baax ndax dañoo dugg ci milieu politique nekk ay ndaw mu tàggat ñu ci keppaaram parti bi nag macha allah am discipline de parti lool parce que bu dul woon loolu foog naa ne Tata Binta déclaré na candidature am yàgg na mais nag parti bu amee yoon da ngay toog rek déglu ba xam fi nga jëm ku nekk ci milieu politique nag am nga ambition parce que amul ku ci nekk ci amuloo bëgg-bëgg parce que nekkoo ci rek di tàccu jigéen ñi nee nañu dootuñu tàccu parce que dañuy laaj seen cër ñoom ñooy feesal carré comme ni ko Sémou waxee mais centre de vote yi aussi jigéen ñi ñoo koy gagné surtout ça kon nag dafa am loo xam ne jigéen ñi dañu pare man xawma kan de mais man madame la maire Ndeye Sall pare naa pour accompagner jigéen parce que ñun jigéen ñi bu ñu solidaire bëggante dinañu am liñ bëgg mais pank ñu ngi xeex suñu biir góor ñi di jaar ci suñu kaw def naa ko séminaire yu bari dem ci ay formation bi nga xam ne ñoom ñooy waa COSEF parce que ñoom ñoo ñu doon former pour xamal ñu ne jigéen dafa war a am cëram mais tout le temps lan moo ñuy tàqale ñun jigéen ñi ñàkk ànd ñàkk booloo góor ñi jaar suñu kaw parce que dañuy def ay giita ngaas ba góor ñi ñëw jaar suñu kaw alors que loolu nag man da ko mel ne man dootuma ko seetaan parce que nag dem naa fekkewaat président Idrissa li ñu koy sante di ko gërëm man mi toog tey moo ma def adjointe au maire ma koy sant di ko gërëm parce que nag li ñuy wax rek yàlla mooy fal ci sunu borom ku ko neex la koy jaarale ca sunu fal jaar na ci loxo président Idrissa ñu koy sant di ko gërëm di wax de man Ndeye Sall en personnel man jël naa sama engagement jàppale Tata Binta Bass pour ci candidature am Thiès Ouest parce que nag mérité na ko ku nekk nag ak sel du ma ne jigéen ñi parce que du ma wax ne ku nekk li sa xol mais man Ndeye Sall li ma engagé man laay wax pare naa pour jàppale Tata Binta Bass ci candidature am di wax ne aussi tamit elle a toutes les qualités amul qualité boo ko mën a wax ci amu ko bi ci topp aussi tamit lu parti bi di laaj am na ko bu dee secteur am na ko su dee centre de vote am na ko kon lan moo des su dee njàng la ñuy laaj am na ko kon ñun jigéen ñi dootuñu nangu na ñu jël suñu ñeenti maire yépp di ko jox ay góor dañuy ñaan le président Idrissa rek
ak ki mu àndal muy président Macky Sall ndax ku ne président Idrissa léegi ne Macky Sall parce que ku ne cere ak soow mënoo naan cere kese mënoo naan soow ma kese kon ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo ànd daal man maa leen tàllal sama loxo wax leen ne élection yi ñu jëm ci biir Thiès gii bëgg nañu benn boo xam ne jigéen lay doon ca sunu candidature bi nag ñu bañ ko néewal jàppale ko pour ñu mën a jël jigéen nag jox ko mairie bi ñu xam mais comme lu ñu wax rek ànd nañ ci candidature am de pour mu taxawal boppam ndax ku ne nag am nga sa ngëm-ngëm ca ku dëggal sa bopp ñu jàppale la. lii muy yóotu yal na ko yàlla jox lekkul bàyyi kenn kër gi dafa feesoon del mu nekk lu tuuti fekk ñu fi ñuy di ko dóor di ko jiital ba suñ yoon yàllay tey bu fekkee ne nag doomu bàjjen dina ñaanal doom mu nangu kon doomi bàjjen dina ñaanal sangam mu nangu Binta Bass foo bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggale yal na nga sut sa njort loo yóotu yal na nga ci jot bawuloo kenn asalem baa gi ni bu suukar ñëwee nga séddale bu ceeb ñëwee nga séddale bu diwlin ñëwee nga séddale te pourtant mënoon nga ni njaboot laa wala damaa yor njaboot nga yemale ko ci kër gii doo ko séddale waaye danga koy séddale but ba but kon Binta yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal man de bàyyi woo ma te duma la bàyyi ba mukk nag sa goro yeeg sa jabar yi nekk fii nañ dem ba ñu la weer ak di weri Bass yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal. buñ ne dañuy wut ku ñu représenté fii ci mairie ouest bi bu Adja Binta tàllalee loxoom bu dul dara sax jigéen la ñun ñuy jigéen ñu war a mun a jàppalante ci suñu biir loolu moo gën a yokk a tax tey ji ñun ñii ñu suñu présence fii pour jàppale Binta Bass ci lii muy wut waaw ndaxte mairie ouest tamit mun nañu koo jox jigéen ñu ngi koy ñaan président Idrissa Seck di ko ñaan président Macky Sall ndaxte lii tamit lu ñuy xëccoo la candidature à la candidature la rek li ci des ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp waaw di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di ñaanal Binta Bass yàlla na ci am lu kawe njortam ci lii muy wut nii. Man je me présente, je m'appelle Rabiatou Sy. J'étais à Paris. Paris laa nekkoon doon militer pour le président Idrissa Seck. C'est le moment ou jamais quand même pour que nag ñu mën a jox jigéen ñi nag léegi nag seen cër jox leen seen gëdd parce que ñun dañ ñoo tàmmal toujours rek feesal ay car bu mobilisation jotee ñu jox ñu ay mbubb ni ñu tàccu leen ñu tàccu te léegi nag àddina bi dafa commencé changer comme li ñu wax parité bi ci depuis le président Abdoulaye Wade parité am c'est jot na nag quand même pour ñuy appliquer parité daal léegi nag ñun suñu candidate franchement sama grande sœur Binta Bass bi mu waxee ne dafa bëgg macha allah ñun ñëpp on a applaudi parce que nag franchement remplir na critères yëpp bu fekkee ni ancienneté la amul luñ ko si mën a waxal su fekkee ab njàng la yàlla may na ko bu dee charisme la macha allah catuwuma ko sama xaalis na xam naa ne am na charisme bi te tamit am na fulla ji am na fayda ji am na jom ji moi je l'ai fréquenté Binta Bass franchement man bu may wax ci moom je suis à l'aise parce que franchement je l'ai pratiqué xam naa ni nit ku baax la nit ku jub la nit ku jullite la nit la koo xam ne bu la waxee kenn mënul ni lu ma wax def ko waaye lu ma wax nar naa koo def kooku moom mun naa xamal naa ko ci Binta Bass xam naa ni lu mu wax yéene na koo def yàlla nag moom mooy dogal ak cofeelam ci président Idrissa Seck ak fidélité am ci président Idrissa Seck franchement critères yëpp font que Binta Bass kenn gënu ko mérité fii nag ñëpp ku nekk am nga mérite bi dëgg neex yàlla mais comme moom moo yëkkati loxoom te bu keneen yëkkati woon loxoom tamit ni man la ñun ñëpp ñu àndandoo jàppale ko mais moom bu yëkkatee loxoom moom tamit ni franchement bëgg na ñun tamit duñu def lu dul topp ci gannaawam man Rabiatou Sy dëgg neex yàlla ñu may woowee Rabi man am naa yéene wu jàppale ko macha allah nee naa ko foo taxaw rek incha allah di nga boo gëstoo di nga ma gis ci kattanu yàlla ak mbaaxam di ko ñaanal nag comme suñu borom moom mooy maye ku nekk am nga droit laaj mais yàlla moom mooy dogal ñu koy ñaanal yàlla lii ñu siy wut yàlla nañ ko yàlla yombalal suñu ko yombalee yàlla nañ ko jot buñ ko jotee yàlla nañ ko muurloo ñun ñëpp te mu doon njëriñu waa Thiès parce que am ko rek tamit te waa Thiès duñ ci gis seen bopp loolu kenn ñaanu ko yàlla. ñaan nañ yàlla bis bu ñu ko yàlla mayee tamit incha allah mu liggéeyal Thiès loo xam ne président Idrissa Seck dina siggi président Macky Sall siggi comme li Ndeye Sall wax mburoog soow mi la fi mu nekk nii kenn mënatul wax président Idrissa Seck te doo tudd président Macky Sall ñuy ñaan yàlla ñoom tamit seen ànd boobu yàlla bu ci seytaane dugg liñ ciy mbébét ñoom ñaar te bëggal ko Sénégal yàlla na leen ko yàlla taxawal yàlla jàppale leen incha allah ba nga xam ne li ñu bëggal Sénégal incha allah yàlla sottil ko
kon nag maa ngi jéggalu ci guddal bi doon di ñaanal rek sama grande sœur yàlla defal ko jàmm incha allah yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ñu bokk ko. Binta Bass nag bu may wax tey ci moom ndax moom moo aaya tey am na fu mu commencé mais amul jeexital parce que dafa nekk lu yàgg avant la politique ñuy cheminer ensemble mu nekk sama sœur nag jox ma cër ma jox ko cër mu may defal teraanga ma koy defal teraanga tey jii bu ma àndulut ak moom sax en tant que jigéen dama war a toog fii ci wetam te mooy dëgg parce que kat ay jigéen lañ dañoo war a jàppalante parce que góor ñi mënuñu à chaque fois góor ñi di ñu jiite rek di jiitu di ñuy topp seen gannaaw ndax kat place yi ñuy toog ñoo leen koy jox ndax ñooy wut nit ñi ñooy génne nit ñi ñooy voté el nit ñi bu ko defee ñu jiital leen bu ñu leen jiitalee ba pare nag ñu am seen assise nag ñun ñu bàyyi ñu aaral jigéen nag il est temps que jigéen am nekk maire bu nekkul maire tam mu bokk ci poste de responsabilité yi kon madame la maire Binta Bass lii mu def da koo war a def ñun ñii ñëpp ku ci nekk waroon na ko def mais moom du moment que def na ko donc on doit se regrouper derrière elle ñaan yàlla nag Idrissa mi tànn yàlla na ko tànn parce que kat baat bi foofu moom le dernier mot c'est lui waaw ñuy ñaan yàlla mu jël suñu sœur bu jëlul suñu sœur tamit keneen ku mu jël tam ñu ànd liggéey ak moom mais Binta elle a osé man vraiment Binta dama la nawloo te Binta dafa nekk ku baax Binta dafa nekk ku dëggu Binta dafa nekk ku am jom man de loolu laa ko xamee loolu laa mën a témoigner ci moom waaw di partager nag respecter ku ne waaw am fulla am fayda ku mu gis nag mën nga koo yendal fenn vraiment wax dëgg yàlla donc te di liggéey ci parti bi nag liggéey na ci lu yàgg Sémou Diallo ngi nii ñoom ñoo bokk nekk fii moom day nekk Dakar Sémou moo fii des nday tàkkoo ngi nii ci ginnaaw ñuy liggéey HLM ak yeneen góor yu baax yi ñu àndal kon tey boo demandé war nañ laa mën a jox boo demandé war nga mën a am bi nag yàlla moom moo ko yore waaye nag yàlla na yàlla def ba tànneef bi dal ci yow parce que kat mérité nga ko te war nga kaa mën a am te war ngaa mën a liggéey jigéen ñi nag lii Binta tey def waroon na am ci kii yëpp ci commune yëpp parce que il est temps ñun ñu wane suñu bopp il est temps ñu war a émergence lii Macky Sall di wax li Macky Sall di wax war nañ ko mën a def dañoo war a wane suñu bopp mais ñun à chaque fois dañuy làqatu maire amul école bu ñuy jàngale maire kii di dawal saret wala kii di jaay ndox wala kii di fóot sax war na mën a nekk maire da ngay am sa collaborateur ñoom ñu lay wax nii ngay def 1 an 2 ans ngay def rek daal di dem barigo la ci mbartal puus mu dem puusul mu dem. yéenay maire yi sax yéen a yor kër yi. exactement ñun ñoo yore kër yi ñooy yar xale yi ñooy defar njaboot gi mi ngi noonu ñooy nekk ci biir ñoo nekk ci biti donc ñun on est placé pour diriger dëkk bi on est bien placé pour diriger dëkk bi. lii ñu woote tey man de Ndeye Tako dama cee kontaan ndax kii nga xam ne tey mooy suñu coordinateur Binta Bass mii ñu nag moom bokk liggéey fi ak Sémou Diallo mi ak Astou Fall Dakar lay nekk di ñu bàyyi ci terrain bi ñu koy liggéeyal te bu ñu ñëwee luñ ko wan rek mu ni jërëjëf boole a jël fii mbootaay jox ñu alalam ñu ci liggéey ba kenn ku ne tey jii sàkk la 15 mën naa ne kenn ku ne tey dinañ la di nga jël ci ay financement 100000 wala 200000 grâce moom mi tey kon ne tey soo taxawee ba da ngay laaj mairie man de Ndeye Tako pare naa ànd ak yow taxaw ci jusqu'au bout parce que mérito nga ko am nga qualité bi te loo am bokk nga ko nit ñi waaw loo am bokk nga ko nit ñi man de dama paar làqatuwuma nëbbatuwuma ànd naa ak yow tey ba suba. ñaan yàlla jotaay bii niñ ko dooree ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ ko yeggalee noonu ci alhamdulilahi rabbil alamin di wax jërëjëf su amoon moo bu ëpp jërëjëf moom laay wax waaye nag gannaaw jërëjëf xaw ma leneen lu ne ca lu ko gën a kawe jërëjëf laay wax ñii fi ne toog ñëpp soxla la ñu bàyyi njaboot la ñu bàyyi ay yitte la ñu bàyyi wax dëgg yàlla am kon loolu pay amu fa. di waral nag jataay bi sama sœur yi nga xam ne jiituñu may nuyu leen ñoom ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam duñu suñu càmmiñ yii ci suñu ginnaaw nga xam ne ñoom it sonn ñu tàyyiwuñu duñu suñu doom yii ci si ginnaaw di nuyu ñii yor caméra yi
journaliste yeeg ñëpp rek tabarkàlla jataay bi li ko waral leen rek la Adja Soxna wax na ko Ndey Sall wax na ko Rabi Si wax na ko Semou Diallo wax na ko sama sœur Assa Diakhaté wax na ko lan moo ko waral ñun jigéen ñi dañu sonn ci toppaate bi wax nañ fi parité Ndey Sall wax nga dëgg depuis 20 ans laay wax ni le président Idrissa Seck heure bu defee confectionner ay liste day jiitu maa ci topp kon xanaa kooku appliqué na parité te voté guñu ko appliqué na parité te voté guñu ko waaye nag dañu ne dara jafewul lu jombagul moo jafe mais luy jot dafay yomb ñu dund ba ñu appliqué parité promulgué ko ñu di ko jëfe mu am nag ay sooxe yu ci nekk ci biir góor ñi nekk fi nag di suñuy càmmiñ parce que mënuñu dem bàyyi leen ñoom mënuñoo dem bàyyi ñu mais ñu nit mënuñoo dem bàyyi leen ñu fas yéene ànd ak ñoom tamit nag waaye nag bu ñu tolloo ci wut kenn ku ne sañ nga ne bëgg naa ci bëgg naa la ñu toll may bëgg nag ci kattanu yàlla di wax ne candidate la à la candidature bëgg bu fekkee ne suñu borom bi dogal na ko suñu sœur yeeg suñu càmmiñ yeeg suñu doom yi ñoom la ñuy àndatal rek di ko liggéey su fekkente ne bi dem nañu ba toll fii kenn ku ne sañ nga ne bëgg naa kon bëgg naa nekk candidate à la candidature ci élection yi ñu yëm incha allah rabbi au mois de janvier 2022 ci coalition présidentielle fii ci Thiès ouest parce que nag commune ouest la ñu dëkk commune ouest boobu mooy base le président Idrissa Seck mooy base le ministre Yankhoba Diattara di suñu base ñun ñii ñu bëgg nag incha allahu rabbi apporter la touche féminine kër boo fa duggee bu fa jigéen nekkee bu fa jigéen nekkul jomb naa xam loolu nag la ñu bëgg appliquer sur le terrain ba àddina teg ci bëtam ñu ngi koy ñaan suñu borom bi di ñaan yàlla mu ñu niñ ko dooree nii ci bisimilah rahmaani rahim yàlla nañu dund ba yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant nag le président Idrissa Seck parce que wax nañ ko fi sànq ginnaaw yàlla ak yonent bi bu ñuy sonn moom moo tax teraanga ju mu am bokk na kook ñun muy ku am wëllëre du ku fonk nag jigéen am fu mu ñu teg lool foofu ñu teg nag la ñu bëgg nag tey jii ñu gën ko firndelaat mu won aux yeux du monde aux yeux de notre nation que ni moom jigéen ñi fa mu leen tegoon tey leen fa gën a teg ndax fii commune ouest bii ñuy wax moo ko njëkk a jox jigéen mu diriger ko fi keneen defu ko fi ñi ko jiitu bari nañ amul ku ci mës a tànn jigéen ni ko nekkal nangam toujours da ngay topp rek da ngay topp léegi nag nañ ñu jiital ñun tam ñu mos seet bu ñu ko defee dina xam ndax li mu def c'est un bon choix ou pas et je crois que ce sera le meilleur choix incha allah. xam nga dañu toll ci mouvance présidentielle peut-être le président Idrissa Seck il sera toujours incompris mais xëy na bés bu téyee réew mi les rênes du pouvoir moom ci boppam boobaa il sera un homme compris mais ànd mag le président Macky Sall c'est pas gratuit defar rek moo ko ci tax a dugg defar moo ñu mouvance présidentielle baa ngi fi suñuy frère lañu suñuy sœur lañu suñuy àndandoo lañu comme l'a dit tantôt Adja Rabiatou Sy mais mburoog soow la mburoog soow mi nag buñ ko indee ñun ñoo ci war a def gloria ñun ñoo ko war a suukar def ci sucre vanille def ci fleur d'orange yëngal ba mu neex ku bëgg njar ku bëgg naan noonu mu fal loolu rek